asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jaajëfal di rafetlu bu baax seen teewaay fii di leen remercier seen taxawaay aussi ci élection yi nag am nañ ci satisfaction ci lu bëree bëri ndax gis nañ taxawaayu jeunesse bi gis nañ taxawaayu femmes yi ak troisième âge bi ñëpp taxaw nañ ci ba ñu am résultat yi ñu am donc ñu ngi ci sant ñëpp di sant aussi suñu leaders yi ñoom ñëpp ñun investiroon ndax ku ci nekk aussi indi nga say moyens ku ci nekk aussi taxaw nga taxawaay bi nga war a taxaw donc pour commencer dañuy joxe la parole monsieur le coordonnateur nga xam ne moo doon coordonner l'intercoalition ñu ngi aussi sant bu baax donc waa wàllu yi ñu seen taxawaay rafet na bu baax a baax donc le coordonnateur de l'intercoalition moom la ñuy jox parole monsieur Mamadou Niang mu ñëw sant ci ay kàddu. point de presse bi nga xam ne organisé nañ ko di sant les journalistes ci seen teewaay ñu ngi leen ci remercier yàlla dogal nañu génn ci ay élections législatives ñu sant yàlla mi nga xam ne may nañu ñu def ko ci jàmm ak salaam di xanaa rek massawu suñu mbokk yi nga xam ne incident bi nga xam ne amoon na ci cortège wàllu bi ñu ñëw ci département Louga ñu ngi massawu mbokk yooyu ak mbokk mi nga xam ne dafa amoon benn incident ci caravane Yewwi bi ñu def caravane au niveau de Louga muy suñu mbokk Amsatou ñu ngi koy masawu di vraiment en tant que coordonnateur ci turu l'intercoalition ñoo ngi sant askanu Louga bi yëpp gis nañu ni nga xamee ni ànd nañ ko ak l'intercoalition wàllu Yewwi Wàllu mais ñu sant aussi les leaders surtout les leaders de l'intercoalition dañ ko commencé ci la coalition Wàllu la grande coalition Wàllu maître Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade bi nga xam ni Fallou Mbodj moom moo ko jiite fii nekk sama adjoint ci l'intercoalition bi vraiment taxawaayam c'était très remarquable def nañu lépp loo xam ni mën nañ ko pour ñu am résultat yi nga xam ne am nañ ko di ko vraiment remercier mu ànd ko ak suñu mbokk Makhtar Okho Silla moom it ci coalition Wàllu bi ak Ndeye Fall Adja Ndeye Fall seen taxawaay rafetlu nañ ko trop ci suñu coalition bi ñett ñooñu rek laay cité pour ñu mën a yóbbaale ñi nga xam ne ñoo ci des ak notre candidate bi nga xam ne moo doon candidat wu Wàllu muy Ndeye Sarr Wade Ndeye Fatou Sarr Wade du moins ñu gën ko xam ci Thiara voilà moom it elle s'est donné corps et âme pour ñu am résultat bi nga xam ni am nañ ko ci département de Louga. boo xoolee résultat yi nga xam ni la coalition l'intercoalition Wàllu Yewwi Wàllu moo gagné dans le département de Louga donc grâce à sa détermination engagement am taxawaayam vraiment da ngay dem ba mujj da nga koy sax ñeewanta vraiment Mansour ñu ngi lay sant bu baax a baax ñu ngi lay gërëm ci taxawaay bi vous avez mérité d'être candidat tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi au niveau du département de Louga. man la Fallou Galas Mbodj le plénipotentiaire bu Wàllu au niveau département de Louga dama am temps de parole bu ñu ma jox waaye temps de parole bi ma jox bu ma nuyoo ba sant dama bëgg ngeen may ma comme dama amoon candidat bu Wàllu ñaari candidat benn candidate ak benn candidat ngeen may ma jox sama frère Matar Okho Silla mu àggale ko te bu ma nuyoo ba pare muy sama candidat bi ma leen nuyoo ba pare di sant waa Louga di sant sama centre de vote parce que xam na ni man école Njang fa laay yendu suba ba ngoon ñu am 12 bureaux de vote mu jaraloon ñu lu nekk nag waaw donc danaa leen sant bu baax a baax waa Njang Ba Mbodj ci jàppal bi nga xam si jàppale ñu ko intercoalition Wàllu ak Yewwi foofu au niveau de Njang Ba Mbodj di sant aussi l'intercoalition ñi nga xam ne si fii kër Lika Diaw lañ doon daje responsable yëpp dama leen di sant di ci jiital maître Diop nga xam si lépp luñ doon def muy campagne bi
dana woo waa Wallu Sénégal ni yéen kat yéen waa Wallu ci biir ngeen bokk kon boog ñëw leen ngeen ànd ak ñun ci campagne bi kon boog ñun waa Wallu dañuy gërëm encore l'intercoalition Yewwi Wallu parce que lii suñu victoire la lii ñun ñoo ko moom entre Wallu ak Yewwi te victoire bii ñu am buñ ko xeeb nañ ko gën a jàpp parce que kat 2024 mu ngi ñëw te 2024 incha allah ay élections yo loo xam ne si fii ci commune bi niñ ko defee ci commune bi moom lañ ko bëgg a def ci département yëpp muy les 17 communes ma bëgg nag ñu gën a jàppandoo bu baax a baax ngeen may ma nag sama temps de parole bi ma waroon a wax ma woo sama frère bi nga xam si moo doon suñu candidat Matar Okasila mu ñëw àggale ko maa ngi leen di gërëm. man candidat laa woon mais kenn toogul fenn dégg ma ni candidat laa xam nga lu waral loolu mooy bañoon a jaxase carte gi ndax bu ma ne woon candidat la di ko wax rek nit ñu bari dañuy woteel PDS te duñu xam lu tax ñu bare bari na xamuñu woon lu tax du ma ko woon wax fa ma nekk sori na lool waaye su ma ko doon wax ndax waa njàng xulle gii ma dendal dañu réunion ñoom ñëpp ni Oka la ñuy woteel waaye nañ ko woteel ci PDS dama démentir ba sonn bu ngeen xoolee li Fallou wax léegi ci intercoalition bi jëloon naa benn spot boo xam ne dama ko jëloon ci Louga TV chaque 19 heures defe naa doon ngeen ko seetaan pour wax nañ woteel Yewwi ndax léegi coordinateur daf ko wax léegi ni ñun duñ ci dara dem naa ba àgg ci ni bulletin bu Abdoulaye nañ ko dëpp defe naa fii laa ko waxee kër liika nañ koy dëpp ba nit ñi duñ ko wote ndax xamoon nañ ne xel dana am ñu ko wote ndax looloo am Touba defe naa am na 80 000 électeurs yoo xam ne Yewwi lañ woteel kon loolu mënut a ñàkk fépp dafay am bu amee itam ñu ngi koy jéggalu pour xam ne ñun bu ñu sañoon ñëpp Yewwi la ñuy woteel pour ñu xam ko mu nekk équivoque boo xam ne dina dañ di leen gërëm yéen ñëpp coalition bi kontaan naa lool li tax li du ngeen ñu woon gis man yàlla dafa ma bind nen gannaaw bi ñuy def comité électoral bi fekkuma fi dama fekk France Fallou moo ñëwoon sama place pour bañ di ñëw di indi confusion ci biir yëf yi moo taxoon du ngeen ma woon gis mais man ku ma xam ni lépp luy tàqale ay nit du ma ca dox mais dama fekk comité électoral bi ñu koy def maa nga ca France Fallou moo ñëwoon à notre place kon ñu ngi koy gërëm ci loolu moo yoroon loolu lépp dégg ngeen wax na ko kon maa ngi koy doole di ko gërëm te wax leen ni yéen waa Yewwi ànd nañ ci ànd bu rafet defe naa ni amul lenn luñ def lu bon bi Sonko ñëwee defe naa ni kenn gënuñu fa woon a taxaw lu ne daj nañ ko pour gàttandu Sonko ak ñi mu àndaloon ñoom Khalifa Sall ak ñoom Déthié Fall kenn ku ne dem nañ ba àgg nuyu la sargal la kon ñun loolu defe naa foofu la ñu war a yem ak ci coalition di leen gërëm yéen ñëpp bañ a tudd nit ñi ndax bu ma tuddee Fallou rek mi nga xam ne temps de parole am la dagg jox ma tuddaale naa ñëpp di nuyu kii nga xam ne moom laa dendal muy Mansour bi nga xamante yàggul mais li ci kii wax duma ci yokk dara ndax wax di yokk bariwul Abdoulaye mii ñoo àndoon di campagne mais dama ko wax ni ko suñu àndee di campagne dafa am nit ñoo xam ni dañ ñoo xam ñu doon ay mbokk il faut ñu teg fa tànk Fallou xam na campagne bu mel noonu ndax loolu lañ campagne woon ci municipal yi da ngay dugg ci say mbokk ndax boo àndee karawante demoo ci seen i mbokk léegi-léegi day indi frustration ci say famille te ñun njàmbur lañ bokk lii moo indi woon ñaari karawaan yi am mais du woon séparé wu di ko jéggalu nag bu fekkente ni nekk na loo xam ni arrangé wu leen di nuyu loolu le coordinateur bi ma ko xamee yàggul moom itam man naa ne sax xam naa ko bu yàgg ndax dem naa réunion waa Pire invité moo fa fële ca kër El Hadj Seen Mbay ñu koy wax kër Maodo Dia léegi moo ma invité woon kon xam naa ko bu yàgg di ko gërëm xam naa liggéeykat la bu wér di leen gërëm kii moom sama goro la moom xam na ko xam naa ko sama jarbaat la takk li ñu leen di wax daal mën na bañ a gudd bañ a bari mooy liggéey bi ma nga ca kanam muy 2024 lii na continuer defe naa ni ku xam ni man maa jëkk a plaider pour coalition bi am xuloo naa ci waa PDS sax mere woon nañ ma ci coalition bii tey am defe naa Njaañ ñoo ko expérimenté ñëpp fekk nañ fi te booba man waa PDS ñu ngi nii duñu bàyyi ma fen maa leen ni man ngeen a def foofu coalition ak waa Yewwi kon ñun amuñu benn problème ak Yewwi 2024 nag Karim Wade da cay bokk ndax man samay wax nag day leera Khalifa Sall da cay bokk kon ànd nañ ci ànd bu rafet bu boobaa nag ku dem deuxième tour na ko moroom jàppale foofu daal la ñuy xool foofu la ñuy waxee maa ngi jéggalu ñëpp di gërëm waa Louga nag ci nit ñu woteele parce que élection yu mel ni musu fi am te yéen ñëpp a ci jàpp kenn ku ne na nga ci gis sa bopp bu kenn yaakaar ni kii la bàyyi kay ñun ñëpp ñun ñoo ko def kon nañu gërëm waa Louga amuñu seen fay amuñu fay waa Louga
ñoo ngi leen di gërëm yéen jigéen ñi man jigéen ñi lay faral tout le temps yéen lay nuyu ndax yéen a yor yëf yi jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam ñoo ngi nuyu ñu ñuy seetaan un peu partout di nuyu sénégalais yi d'une manière générale di nuyu Lougatois yi ñuy seetaan te ñu nekk ci région de Louga wala ñu nekk ci département bi mais particulièrement may nuyu sama mbokk Lougatois yi nga xam ne ñoo ngi ci commune bi di nuyu coordinateur de l'intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal suñu grand Mamadou Niang di teg nuyoo bi ci loxoom mu jàllaleel ñu ko ci kilifa yi nga xam ni yépp ñoom la àndoon liggéey bi maa ngi nuyu suñu tête de liste un petit frère Mansour Sour qui n'a ménagé aucun effort ba ñu am résultat bi nga xam ni moom la ñu am ñoo ngi koy nuyu di ko sant di ko jaajëfal mais surtout di ko masawu coono ñoo ngi nuyu également sunu ñaari jàmbaar yi nga xam ni ñoom lañ àndaloon aussi nga xam ni jàmbaar dina doon góor dina doon jigéen mais ñuy sunu ñaari jigéen yoo xam ne ñoom lañ àndaloon soxna Thiara Wade ak soxna Fatilo ñoo ngi leen di nuyu ngeen tàccu leen bu baax a baax mbokk yi bu loolu jàllee dañuy nuyu waa Louga ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci département bi ndax ñu ngi génn ci ay élections législatives yoo xam ne ñun yàlla dogal nañu bokkoon ci Lougatois yi nga xam ni ñoo waroon a représenter Lougatois yi fële ci assemblée nationale waroon a yor seen kàddu war leen a défendre war leen a xeexal war leen a jooyal yàlla dogaloon ñu bokk ci kon ñu ngi wax alhamdulilah ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax ci loolu mais également di sant yàlla bañ ci duggee ak bismillahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin di masawu nag ñi nga xam ne ñëpp am nañ ci ay jafe-jafe moo xam ci xale yi la moo xam ci mag ñi ñoo ngi masawu coono ñëpp di nuyu également journalistes yi pour jotaay bi ñu am tey mais aussi pour l'excellent travail que vous avez abattu durant ces campagnes yi ñu génn ñoo leen di sant bu baax a baax ah du ma guddal parce que xam naa ni sama frère bu ñëwee dina dugg ci yenn détails yi mais ce que je tenais à dire mooy dama fi waxoon ni il y a 6 mois ni leen ni plus rien ne sera comme avant ba ma leen ko waxee bañ ci génnee dama defoon aussi un point de presse ni leen may nañ leen 6 mois dañ leen bàyyi tranquillement ngeen liggéey mais bu ñu génnee ci 6 mois yooyu noonu da ngeen xam ni le manager de la ville de Louga mi ngi fi yàlla dogal 6 mois yi tombé exactement ak élection législative yi ñu génn ci ak une mention honorable très honorable même laay wax parce que tout simplement li wér te wóor mooy du ñu dugg ci détail yu résultats yi mais ñoom xamu nañu ni département bii ñuy wax département de Louga opposition moo ko moom à partir de tey jëm ilaa yawmi diin ndax yàlla dafa dogal ni ñoo ngi doon jongante fii ci commune bi particulièrement man ma newoon fii féete fii ak ku ñuy wax le maire Moustapha Diop xale xaalis bi ñu jàmmaarloo ak moom dañu ko woon yaay xale xaalis mais dinañ la indil xale xam-xam waxoon nañ ko ni ko bul yàq sa xaalis ndax lii ngay def du yegg 2024 je pense que ni jot na sa réponse te am na lu leer ci boppam ak li xew ñu nekkoon fi ak ñeneen bëgguma tudd ay tour di personnalisé mais ñoo ngi fi woon ak ñeneen ñu nga xam ni seen way rafetul ci deru waa Louga ndax ñu ngi leen di dégg ci ay 94 milliards ak ay 100 milliards ak yeneen ñu nekkoon fi ak ñeneen ñu nga xam ni
ku ne xam na ni pendant les élections fii ci biir commune bi gis nañ fi les moyens de l'État gis nañ fi ay car Dakar Dem Dikk du ma tudd tur ko fi indi mais moom xam na boppam dama ni ñaaw na trop ñu ni dañuy wuti kaddu askan wi ñëpp war a tolloo doole nga jël li ñëpp moom ñëpp bokk ko nga koy campagne ñu nekkoon fi aussi ak ki nga xam ne mooy la troisième personnalité de l'État muy Adja Aminata Mbengue Ndiaye dinaa tudd turam ndax personnalité la te day symboliser lu bare bari ci système bi moom it bugguma dugg ci ay déboiram ndax jaru ko ndax lugaatuwaay xam nañu te réponse bi leen lugaatuwaay yi jox doy na pour ñu xam ni Louga doy nañ ci ñoom ñu nekkoon fii ak ay responsable politique yu bare bari yoo xam ne si nii fii ci commune bi la ñu nekk te ñoom ñoo doon dawal seeni oto di def seen doole di dugg ci département di campagnal Macky Sall mais lugaatuwaay yi wan nañ leen ni leen ils en ont marre de la tyrannie de Macky Sall lugaatuwaay yi wan nañ leen ni leen ils en ont marre de la dictature de Macky Sall lugaatuwaay yi wan nañ leen ni leen doyal nañu ci ki nga xam ni boo amee lu la naqari boo génnee doon ndaw mu tiire la bal sa bakkan yam des fa lugaatuwaay yi wan nañ leen ni leen aussi surtout dootuñu nangu ku leen di campagne ak ku leen di jox alal joo xam ne ñëpp a ko bokk nga jël ko di ko pasaree loolu mu nekk lu ñuy ñaawlu li am Louga amul fenn nga baal ma Mansour mais li am fii ci commune bi amul fenn moo tax metti woon na lool fii ci commune bi moo tax bala may passé foofu damay sant particulièrement sama directeur de campagne bi nekkoon ci commune bi muy Ndiak Sarr bu nga xam ni moo àndoon ak la jeunesse issue de nos rangs de Pastef àndoon ak la jeunesse battre campagne fii ci biir commune bi ba ñun defal leen li ñu leen defal honorable dama bëgg wax ni mën nañ la wooy honorable parce que tout simplement ñun waa Louga jël nañ suñu kàddu joxoon la ko ndax yaakaar naa ni avec tous les moyens avec toutes les dépenses yi ñu def ci biir commune bi amu ci kenn koo xam ne si nii gagné nga sa centre de vote amu ci kenn koo xam ne gagné nga sa bureau de vote di nga doon wax ak nit ñi ñu ne ni la laxaat demal nga tëdd boo tëddee nelawal je n'y croyais pas parce que à 18h00 fi moom njëkk mooy Massamba Sigala njëkk a taxaw sama centre laajte résultat yi sama jigéen moo fa nekkoon ñu ni ma bureau de vote yëpp gagné nañ ko ma ni alhamdulilah ñu dem sanc ba bureau bi nga xam ni moom la Matar doon junj sànq ndax dañoo ni woon dañoo am défi ndax duñu sant ñun ñëpp ñaar Mbodj Sylla Ndiaye doon jugee sa sanc ba sama wayjur wu jigéen juddoo sanc ba yaayam sama moom ak papay Matar mii ñoo bokk benn papa ñu ni ñun de bu ñu booloo ñun ñëpp sanc ba gii ñu gañe ñu fi te gañe wuñ fi escorte honorable tekkuñu dara suñu biir mbokk looloo waraloon ñu amoon défi sanc ba ñu def ko nañ ko def li ñu bëgg a tëje nag mooy message la bu ñuy envoyer la jeunesse lougatoise di leen wax ni à partir de maintenant vous avez relevé le défi def ngeen lu nga xam ni kenn mësu ko def jël ngeen lu mat juróom-ñaar ba juróom-ñetti responsable Macky Sall yu am alal nekk ay milliardaires ngeen yëkkati leen ba ci kaw dóor ci suuf muy ay bàcc yu leer naññi xëlëm leen sëlëm leen waaw xale yi nee nañ ñu ni ñafal dama ko ñem sama leader Ousmane Sonko daf ko wax moo tax ma ñeme koo wax donte kàddu yi xam naa ni teggin yu des na ñoo ngi ciy jégalu waaw Manaral Houda particulièrement foofu dafa am lu ñu ci bëgg a wax foofu moo doon QG moo doon base u le maire Moustapha Diop moo doon seen base ñoom ñëpp ay mbana la fa togg ñu yendu fa ak i waa këram amul benn bureau de vote bu ñu fa gagné
kon xam ngeen ni la jeunesse foofu lay tëjee grand Thiam nga bal ma ndax kàddu yi xaw na gudd mais di wax ak la jeunesse lougatoise di leen wax ni comme def ngeen li ngeen def ba noppi bu loon nangooti benn politicien bu duggati seen quartier yi di woo sunu yaay yi wala sunu mag yu jigéen yi di leen naxee lu ñuy wax lal basang wala ñu leen di naxee lu ñuy wax financement fexe leen ba képp ku ñëwati dans vos quartiers qu'il vous présente un programme qu'il vous parle de vision qu'il vous parle d'engagement qu'il vous parle de volontariat bañ leen a jox benn dërëm wax leen ay idées yu leer nañ pour ngeen mën ko accepter mu doog ci quartier bi di wax loolu nag moome lañu ko suñu bopp ndax bi élection yi tàmbalee dañoo bind yëkkati suñu loxo ci kaw nii képp koo xam ne si ni ñeme nga fii ci Louga na nga indi sa programme ñu def benn débat public wax Lougatois yi lan lañ leen bëggal parce que munoo ni dama bëgg a dem ca fële ca fi ñuy assemblée nationale ni damay teewal Lougatois yi ba noppi jàkkaarloo ak ñoom wax leen li ngeen bëgg ci ñoom kon nag ñooñu nga xam ne si ni bi ñu leen woowee ñëwuñu ñoo ngi leen di xamal di tëje foofu di leen wax ni li xew Louga ku ne xam na ko danañ ci ñëw dans les détails mais bu leen seen ngor mayee ñoom ñu dem assemblée nationale sur la base de la tricherie ci ay tappale ni ñooy teewal Lougatois yi ni ñooy wax ci seen kàddu te seen yaram dawul bu leen ko seen ngor mayee nañ jël may nañ leen ko te xam ni te sax jeunesse bi nee na may ñu leen dara kon ma ngoog waxi kon ñu tëj xam nga fii njàmbur la xam nga fii njàmbur la noonu lay jeexalee fii njàmbur la li tax ñu tudde leen njàmbur mooy kenn musu leen moom ay homme libre ñoo fi nekk te lu waay mas a xëccoog ñoom ñu bakkoog yow ngor rek lañ dul may kenn moo tax ma waxee foofu waaye nag ça ne veut pas dire que ni dañ leen di bàyyi loolu ma sama doyen di fàttali dañuy dem ak ñoom ba mu jeex ba fa mbaxana doone benn kon asalaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen jëf merci. donc li may wax sama discours pratiquement remerciement lay doon premier point bi deuxième point bi ñu def un peu l'appréciation des résultats de façon sommaire parce que comme résultat provisoire la mënuñu si xuus bu baax mais comme aussi on a des données techniques yoo xam si mën ko apprécier ñu def une première appréciation en attendant ñu am résultat définitif yi donc code de remerciement damay commencer ci ki nu dalal mu suñu yaay maire Lika Diaw parce que vraiment du premier jour ba tey lépp waxuma la locaux yi ñu jox waxuñu la moyens yi mettre à notre disposition waaye lekk sax danaan du ngeen ko wuti fenn moo koy joxe. ñu gën a garaaw da ngay nekk di liggéey nga siggi mu ne la ataay ji pare na mag moom mu ataay ko tegal la ne la ataay ji pare na kooku loolu dafay doon def exemple si ñun ñi nga xam ñoo ko féete ndaw pour ñu wàccee suñu bopp woyof ndaxte maire Lika loolu la ñu jàngal ci campagne bi nit doomu aadama quel que soit sa ndomba tànk na nga woyof pour mën ànd ak nit ñi c'est très important. loolu yàlla na la yàlla def yaayu pouvoir. amiin 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 yaayu opposition yàlla na la yàlla def yaayu pouvoir. waaw ci toujours ci dans le cadre de remerciement toujours dans le cadre de remerciement dañuy remercier candidats yi comme ni ñu ko waxee ndaxte tey su ma nee nekkee directeur de campagne mi ngi jógee ci son frère Abdoulaye Lahad bi ma proposé sama nom te pourtant ñun ñaar ñoo doon xëccoo ci Pastef pour commune pour wane ne am nañ esprit de dépassement pour mën a liggéey ensemble et ça c'est important aussi bi mu ko proposé Mansour nga xam moo doon tête de liste Mansour Sour accepté ko soxna Fati Sarr Wade accepté ko soxna Fati Lo accepté ko yéen donc maa ngi leen remercier remerciement bu amul limite su ma ko defee aussi damay beral aussi ki nga xam si principalement moom laa doon liggéey ci campagne bi muy le candidat Mansour Sour c'est un jeune il est très jeune mais moom it jàng naa ci moom dal jàng naa ci moom persévérance mooy duna mukk métti na duna mukk munta nekk loo wax même bu nit ñi discuter sax du ci dugal parole daan cal te mënoon na ne may candidat
def leen lii lu tax ngeen def lii lu tax non moom dañ ko marionnette la woon ñoo koy wax defal lii mu def ñu ne ko bàyyil mu bàyyi te ku mel noonu boo koy liggéeyal day yomb ndax da lay bàyyi nga liggéey donc Mansour ñu ngi lay remercier ci taxawaay bi nga taxaw di remercier sama goro bi nga xam si candidat la woon ci liste wàllu waaye def naa ba ni réunion première réunion moom mi ñu ko génne xaalis ci table ci génne ay moyens ne mi ngi nii à votre disposition muy sama frère sama goro waxasi la ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax donc yéen ñëpp ñu ngi lay remercier bu baax mais nag mission bi ñu joxoon aussi pour ñu mën ci avancer tey ba am résultat yi ñu am dafa am équipe bu ñu àndaloon équipe bi ñu àndaloon maa ngi si ñëw équipe bi ñu àndaloon dafa am des éléments déterminants yoo xam si ban nee ma yaay directeur de campagne rek ñoom laa njëkk a poñe andi ma commencé ko sama frère Karimou Ndiaye Sy donc tout ce qui est technique tout ce qui est conception daanaka mën naa ne moom moo ko def ci campagne bi ànd ak ñaar ñoo xam si moom ay jàmbaar fi la ñuy fanaan ba bërki démb jour campagne ba fii leen fanaan muy Abdou Khoudoss Diop ak Babacar Ndaw ñooñu tey lu ñu doxal ci campagne bi ñooñu ñoo ko doxal ci seen biir bu ñu fa génnee dañuy ñëw ci côté commune bi comme ni ko sama frère Abdoulaye Hadj waxee Ndiak Sarr coordonnateur Pastef nit ñi dañuy dugg oto di caravane mu ànd ak mook sama frère Mamadou Thiam ak ñeneen ñi nekk seen ginnaaw ñëpp nit ñi dugg oto di wër ñoom ñu dox wër Louga du seen tànk du laal oto dañuy doxe départ fii ba dellusiwaat fii loolu il faut être vraiment nit ku jàmbaare pour man loolu donc laat nga xam ni kon Mamadou Thiam Ndiak Sarr ak ñëpp ñu nekk seen ginnaaw au niveau communal liggéey nañ liggéey bu am solo ba tax ñu am résultat yi daan si ñëwaat seen résultat au niveau départemental dañ doon liggéey ak beneen équipe boo xam si tey ñoo sillonné 16 départements yi 16 communes yi nekk si département bi en dehors en plus de Louga muy 17 kooku ku nekk sa bopp ba muy Thierno Tall ñu wax Thierno Tall ñu ne Babacar Ndiaye ñu ne Badji waaw ñu ne Badji ñu ne Alioune Badara Diakhaté nga xam si fu nekk dem na fa ñu ne Ahmed Sow bu Pire ñu ne Boubacar Sow ñu ne Amsata bi nga xam si tey moom la doon wax léegi di ko ma Sow dem na ba am sax choc ci caravane départemental bi ñooñu yéen ñëpp ñoo doon suñ sax bi nga xam si ci ñoom lañ basé woon ñoom it ñu door a copte yeneen personne pour ñu mën a liggéey bi donc ñooñu il faut ñu remercier leen ci biir commune bi aussi daan remercier suñuy jàmbaar ci département bi d'abord suñu jigéen soxna Khady Cissokho nga xam si tey chaque jour am na koo xam si moom daana ko rek an fu finance yi toll la koy envoyé chaque fois ci groupe bi waa wàllu Sénégal parce que jàmbaar lañ su ma nee wàllu Sénégal damay wax sama frère Fallou Mbodj moom depuis toujours dañ daan waxtaan waaye bi ñu ñëwee fii tamit gis nañ ni moom caravane départementale da ci doon ànd bi ñu ko woowee ne ko il faut que dem ci caravane nationale bi dafa bàyyi loolu ci ay loxo muy Adja Ndeye Fall mu jiite loolu li ñu xool mooy résultat yi fan lañ jógee ñun ak fan lañ dem ndaxte comme ni ma def toujours référence mooy dernière élection yi c'est toujours la référence on était à 33 000 voix tey ñu ngi à 41 000 voix donc gis ngeen bon bi ñu def au niveau départemental donc les principales communes def nañ fa ay bons yu rëy mais également au niveau départemental def nañ fa ay bons yu rëy ce que veut dire que pour 2024 dina mën a yomb si ñun mais non seulement ça mais dafa amoon confusion bu amoon pour certains électeurs ci waa wàllu comme ni mu amee Kébémer ci waa Yewwi mooy nit ñu comprendre ne Louga boo fi voté wàllu du compter ci département bi mën na compter au niveau national mais du compter ci département bi te loolu rek 2900 et quelques voix la donc li ñu gis noonu mooy 42 000 ak 41 000 donc différence 1000 voix la or wàllu kese seen i voix ça fait 2900 voix presque 3000 voix donc loolu tey bu fekkoon nit ñi ko voté comprendre nan ba woteel Yewwi discussion dootul am mais nag on apprend toujours de ces genres de situation mooy bu ëllëgatee xëy na peut-être am na ñun doon am contact direct di leen expliquer waaye day jaar nga gën a sori
comme ni nga ko wax am na ñu nekk ci kër ya am na ñu nekk ci biir ñoo xam si amuñu télé wala duñ ko déglu nekkuñu ci réseaux sociaux yi information yu bari amuñu ko seen candidat gis nañ kiyam dañ koy votel donc ñu ci bëri noonu lañ doxale waaye nag ñu xam ni même buñ cumuler résultat wu Yewwi Askan Wi ak résultat wàllu ça fait plus de 44 000 voix donc largement au-dessus des 42 000 voix yi nga xam si Benno Bokk Yaakaar am na ko donc ñu xam ni rien que ces deux coalitions là gagné nañ Louga donc nécessairement Benno Bokk Yaakaar est dans l'opposition donc Benno Bokk Yaakaar est minoritaire maintenant à Louga loolu nag duñ ci yem dañuy ñaan ñëpp liggéeyaat liggéey nag doo xaar ku la ni kaay bokk si da nga ci boole sa bopp parce que ñun ñii ñu ci bëri noonu lañ def xaar ñu ku ñu woo doonoo ñëw bokk képp ku fi nekk nga xam ni combat bi sa combat la koo mën a convaincre ba mu ñëw fekk si ñu convaincre ko koo mën a convaincre ba position ba amoon si ñun mu maintenir ko nga convaincre ko de sorte à ce que en 2024 suñuy gagné ñu gagné largement su coalition bi continuer xayrul bu continuer wul aussi comme ni nga ko wax les candidats de l'opposition vont décider que ku dem premier deuxième tour ñëpp moom la ñu àndal bu ko defee ñu gagné largement les élections incha allah. mbokki département bu Louga ginnaaw bu ñu leen nuyoo yéen ñëpp di leen jaajëfal ci seen taxawaay bi ngeen am ci élection yu ñu génn muy élection législative yi ñu gis taxawaay bu am solo bi nga xam ne ci mën naa ne l'ensemble des 17 communes am nañ ko ci élection yi. ndax bu ñu gisee résultat yi nga xam ne si moo tukkee si urne yi te mooy résultat provisoire yi nga xam ne si Yewwi Askan Wi intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal def na jéego bu mag ndax sur 17 communes tey leer na nañi que ni 8 communes intercoalition moo gagné fii si département bi loolu d'abord jéego la. waaye fii di Louga di chef lieu département nga xam ne si mën na ni ténor yi Macky Sall àndal fii muy ministre bi muy président conseil départemental muy président d'autres conseils au conseil collectivité territorial mu nekk également ki nga xam ne si mooy DG yi ñoom ñëpp dañ leen a laminer fii à Louga ndax sur 21 centres 17 yëpp intercoalition moo ko gagné. largement avec un écart de plus de 2300 voix loolu rëy la waaye également sur les autres communes c'est pareil par exemple à Léona am na écart u 1700 voix yoo xam ne si intercoalition bi def na ko waaye Njaañ man gi ma nekk maire nekk fa également jiite woon liste bi foofu sur tous les bureaux de vote yëpp sans exception dañ fa laminer Benno Bokk Yaakaar te loolu la am fépp te ñëpp xam nañ ni gis ngeen milliards yi nga xam ne si ñi ñu jàkkaar loolu indi nañ ko ci campagne bi juste que rek sama commune parce que laa gën a maîtriser ay millions lañ fa indi samedi ci guddi danoon joxe ay millions rien que pour man en tant que tête de liste ma perdre la commune te Njaañ ñëpp gis na man campagne moom fa te foofu la leen laminé et un peu partout kon ngeen may ñu remercier également ñi nga xam ne ci lañ àndaloon ci campagne bi parce que responsable yëpp dama tudd sur ñi ñu jiitu wax nañ ko mais chacun s'est donné les moyens l'effort qu'il faut pour que ñu remporter et jusqu'à présent du ñu mën a prononcer parce que résultat provisoire la résultat yi seere na résultat globaux yi génnagul mais incha allah dinañ ko xam mais daal jàpp leen ni li nga xam ne si Yewwi Askan Wi ak Wallu ànd nañ ko ak perte de voix yi nga xam si dem na si listu Wallu soo ko boolee ñëpp xam nañ ni intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu ñooy contrôler le département loolu moom leer na ñëpp kon xam nañ ni Macky Sall est minoritaire dans le département de Louga également comme il est minoritaire au Sénégal ñëpp xam na ne léegi réew mi Sénégal intercoalition Wallu ak Yewwi ñoo koy contrôler ndax démb gis ngeen point de presse bi nga xam ne si les leaders l'ont fait estimation yi ça nous donne plus de 83 voire 84 députés kon le parlement est entre les mains de Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal te loolu le département n'est pas en reste ndax fu ñu dem bay tudd 41 000 voix voire plus jàppal na ñoom ils ont contribué dans ça kon département bi yéen ñëpp ñu ngi leen di remercier xanaa li ñu si dolli rek mooy ñun yàlla def na on a sillonné le département les 17 communes je pense que loolu moo taxaw ñu investir ñu
pour s'enquérir de la situation du département. Pour vous dire que département de Louga département bu am potentialité la waaye département bu bëri ay jafe-jafe la. Pour preuve je prends juste les communes de Sieur et de Gandé Sieur Gandé ak Kër Momar Sarr surtout Sieur et Kër Momar Sarr jeunes yoo xam ne si tey li ëpp si Sénégalais yi bu ñu naanee ndox mi ngi bàyyeekoo Kër Momar Sarr ak Sieur. Et pour vous dire que y a des villages fu mel ni Foos fu mel ni Tëdd Biti ñoo xam ne si sax du naan ndox te dex bi mi ngi à 300 mètres de chez eux loolu yaakaar naa ni gàcce la si département bi waaye gàcce la si Sénégalais yëpp. kon loolu injustice boo xam ne si département de Louga bi mi ngi koy dund. également si wàllu yoon ñëpp xam na ni les communes de Sieur et de Gandé mënoo fa wàññi benn mètre ou kilomètre de route si rang ngay jaar. Des fois sax ñun dañuy réer bi ñu doon campagne da ngay daw ba tu te perds parce que da ngay daw benn village ak moromam ça fait 20 kilomètres tu te perds loolu muy situation bi nga xam ne si yaakaar naa ne département bi mérité wu ko waaye population bi mérité wu ko. également soo demee si commune yu mel ne Mbédiène c'est pareil un peu partout kon département bi taxawaay bi nga xam ne si moom doon xaar si état bi gis ñu ko kon nag waa département bi ñoom ñoo libéré seen bopp ñoo yeewi seen bopp et ñoom xam na ni incha allah fi ñu jëm. Si 2024 changement radical mooy am si réew mi te également département de Louga du si ginnaaw te ñii ñu seen i ndaw di seen i doom taxawaay bi si war den ko def kon daal kaddu yi mënul gudd